ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar di baalu àq di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal xam naa di jiital rek ci nuyoo bi sunu sang di sunu sëriñ ay Seydil Mouhamadul Moustapha Sy moom mi nga xamante ne amuñu ku dul moom xam naa di teg ci nuyoo bi suñu capitaine di maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy tegaat ci nuyoo bi aussi sunu soxna Fatima Sy ñu nuyu Tata Mbose honorable nuyu tonton Serigne Ndiaye nuyu tonton Zawo ñu yóbbaale ñi ci des mu nuyuwaale sama encadreur Ousmane Thiam di bëgg ci sa teewaay fii ma jàkkaarloog yow xam naa di dugg rek directement ci li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg mu dellu ci wàllu panel bi waaye balaa boobu rek ñu présenté mbokk yi nga xamante ne moom la ñu war a àndal def li nga xamante ne moom mooy panel bi mu nekk suñu mbokk Serigne Moustapha Ndoye maa ngi koy laajte sànq naka laa lay présenté mu ne ma man de bëri naa casquette waaye waxal rek njabootu Serigne Moustapha Sy loolu dal na xel te neex na dégg mu nekk ci suñu ndeyjoor ñu présenté leen aussi suñu mbokk di Serigne Abdoulaye Ndione mu nekk aussi professeur de philosophie nekk coach en développement personnel nekk aussi njabootu Serigne Mouhamadul Moustapha Sy kon daal bu ñu déggee ci présentation yi rek ñu yem ci ne ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo séq panel bi ñun ñëpp ay njabootu Serigne Mouhamadul Moustapha Sy lañu te loolu moom la ñëpp a bëgg présenté woo mu nekk loo xamante ne rek moom mooy yóbbaale yi ci des xam naa dañuy ñëw directement rek ci li nga xamante ne moom mooy suñu thème bi tey mu nekk Serigne Mouhamadul Moustapha Sy une vitrine de valeur ou une tribune de savoir exquis mu nekk thème boo xamante ne macha allah thème bu rëy thème bu am solo ndax comme nu ma ko waxee rek Serigne Moustapha Sy moom mooy géej ku bëgg a wax ci moom fii ba suba doo pare mais xam naa dañuy am rek yenn nat yu ñuy jukki ci moom rek puisque ñun dañu ne 40 minutes rek lañ ñu may ñu mën a baaxee mbokk yi rek as tuut bi nga xamante ne moom la mbokk yi jot a préparé xam naa dañuy ñëw d'abord ci li nga xamante ne moom mooy choix wu thème bi parce que ku dégg thème bi dañu wax Serigne Mouhamadul Moustapha Sy 2 points une vitrine de valeur ou une tribune de savoir exquis xam naa ku dégg thème bi sa xel ci lu muy njëkk a dem moom mooy boo gisee 2 points yi dafa mel ni dañ lay tànnloo di la def le choix entre tribune de valeur ou li nga xamante ne moom mooy vitrine de valeur ou tribune de savoir exquis mbokk yi nag xëy na kenn ku ci nekk ci ñoom am na nu mu ko indee ak nu mu ko xalaatee waaye comme nuñ ko waxee rek tey jii sénégalais lambda boo ko doon wax kan mooy Serigne Mouhamadul Moustapha Sy jàpp naa ne lu muy njëkk a wax wala boog lu mu koy njëkk a layal moom mooy am xam-xamam parce que jàpp naa ne nit layal ko ci xam-xamam moo gën a yomb nga layal ko ci ay jikkoom ndax nit pour nga gis ay jikkoom il faut nga nekk koo xamante ne da nga dund ci ëttam wala nga koy fréquenter wala mu nekk koo xamante ne ku la jege la xëy na nag sëriñ ñun daf ñu jege torop ba par yenn saay sax ay jikkoom duñ koy bàyyi xel lu bari mais pour la plupart dañuy mettre en avant li nga xamante ne moom mooy xam-xamam te mu nekk koo xamante ne kenn du laam-laamee xam-xamam que ce soit national ou international képp ku xam Serigne Moustapha Sy li ngay njëkk a wax moom mooy ku am xam-xam la xam naa comme tey nag dañoo am ñaari mbokk yoo xamante ne ñoom ñoo sekk thème bi duma leen jiitu ci li nga xamante ne moom mooy thème bi dama leen di bàyyi ñoom kenn ku nekk ci ñoom rek mu wax naka la xalaatee thème bi wala boog lan mooy mu déggee thème bi rek xelam ci lan la dem exactement xam naa ma njëkkee ci Moustapha nga indil ñu rek yow boo déggee thème bi noo ko xalaatee wala boog lan moo ci sa xalaat ci thème bi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحكهة
الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ورضي الله عن تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبو العباس أحمد بن محمد الصالم التجاني ورضي الله عن جميع خلفائه وأبنائه. mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen baalu xaq di leen baal di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa ñun ñëpp sunu responsable moral Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha di ñaan yàlla mu may ko gudd fan may ko wér may ko mu deseeg sago ñaanal sunu capitaine Cheikh Ahmed Tidiane Moustapha di ko ñaanal li ñuy ñaanal kilifa gi waaw mu gudd fan mu wér yaakaar yi ñu am ci moom tamit yaakaar yi bañ a damm musa laaj mag lan mooy xale bu damm mun ma mooy xale buñ dem ba am ci moom yaakaar gi damm yàlla bu mu ko dal yàlla guddal fanam yàlla may ko wér ñu ñaanal tamit ay sëram Sayyidatuna Fatima ndokkeel ko ci li ñu génn tamit waaye di nuyu sunu baay bu baax bi ñu jàkkaar lool sëriñ papa Serigne Ndiaye artiste waaye moom dafa nekk sunu waajur ñaari yoon ndaxte daf ñuy yar mus naa toog ak moom ba 2 heures du matin may bind benn livre bu pareegul ci Serigne Moustapha livre bi ba léegi pareegul mat na juróom-ñaari at xanaa ñuy gunge ñu ñibbi ma koy gunge police te arrêté ñu ne ana seen carte d'identité moom moo ma yar keroog man yor moon sama carte d'identité mais moom mu ngi carte d'identité mu génne bosam laaju ñu ma sama bos mun ma Moustapha lii mooy sutura kon moom Serigne Moustapha yar na ko ba mu am nu mu mel yaakaar naa ni loolu mën nañ ci tàmbali nuyu bu baax sunu yaay bii tamit ñu bokkal jotaay bi di l'honorable député moom tamit muy représenter dignement Serigne Moustapha yal na yàlla sàmm la yal na yàlla guddal fan bi ziyaar ñi fi toog ñëpp sunu xarit sunu sang bi toog tamit Abdullah Njonn di ko wàccuwaayam le professeur di nuyu bu baax tamit sunu présentatrice thème bi dafa yaatu parce que buñ ne Cheikh Seydil Mouhamadul Moustapha une vitrine de valeur ou une tribune de savoir exquis li ma si dégg mooy y a un ou que je traite de et et puis li jiitu dañu ne une vitrine de valeur vitrine li ñu fay teg tamit du bari donc on parle forcément d'échantillon mais valeur yëpp kon ndeke mënuñu ko gis parce que am na loo xam ni boroomam la ko sekkal bu delloo ci savoir bi aussi ñu ne une tribune de savoir exquis mais tribune tout le temps dafay féete kaw yeneen installation yi donc pour nga yéeg fa aussi il faut mu am loo xam lu féete kaw lu nit ñi xamul pour nga mën a yéeg lu féete kaw installation yépp mën ko wax boo ko waxee mu nekk loo xamante ni ça sort tout simplement de l'ordinaire donc vraiment pour commencer xalaat boobu la am par rapport au thème. waaw am na solo macha allah xam naa bu ñu doon résumer rek dafa bëgg a wax ne l'un ne peut pas partir sans l'autre il est les deux à la fois doo suñu discussion bi sànq au lieu ñuy wax vitrine de valeur ou ñu wax les vitrines de valeur et parce que ñaar yëpp moom la sëriñ bi làmboo xam naa dañuy jàll ci suñu ndeyjoor rek wax ki nga xamante ne moom mooy suñu mbokk sëñ Abdoulaye moom it mu indil ñu xalaatam par rapport ak ni mu gisee thème bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi jël kàddu nuyoo yi di si jiital sang bi sëriñ bi ki ñu bokk ñun ñëpp Seydi Mawlaay Mouhamadul Moustapha Sy di ko ñaanal borom bi sàmm ko aar ko mottalil ko mission di ci teg sunu capitaine ñun ñëpp maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy
di ko ñaanal moom tamit li mu yenu yàlla na oyof ba fa mu bëgg a yegg bu oyoful sax nag fa mu ko bëgg a yeggale yàlla na ko fa yeggale. di ndokkale sang yëpp ci yi ñu jógee muy anniversaire bi ak vendredi ba di ci ndokkale njaboot gi yëpp bu ko defee di nuyu ñi nga xam ne ñoo leen teewal ci jotaay bi parce que jotaay bi tonton Serigne Ndiaye doy na fi représentant wu Serigne bi tonton Zawo doy na ko Tata Mbose aussi mat na ko di beral nuyoo aussi sunu njaatige sunu jawrin Habiballah ak sang yi mu toogandool ñoom ñëpp maa ngi leen di gis bu ko defee daa mel ni jotaay bi bu ñu deful dafay casser rythme bi nga xam ne ci lañ nekkoon boo moytuwul mu refroidir émotion yi nga xam ne moo commencé woon jóg bu ma nekkoon maître cérémonie bi MC bi dama koy dindi ci programme bi parce que bien que spectacle la ñu wax mais c'était riche en enseignement Khalil li mu wax nit ñi ñu ngi ci doon jàng di ci jëlaat ay engagement Maam Cheikh li mu wax aussi même chose kon dañ ko tuddee spectacle rek mais jàng la bu baax a baax a baax a baax gis-gis biñ ci am ñun ñëpp mooy doon na jaadu sax bu jotaay bu mel ni amatee ñu choisir quelques thèmes quelques poèmes ñu daal di koy liiral sang yi doon na gën a riche suñu jotaay yi parce que dama leen wax ne wax ci sëriñ bi moom jarul ñu ci wut xàjjeeg seet ku def ci daara ji ay fan rek boo ko jëlee war na cee mën a wax franchement wax ci sëriñ bi jarul xàjjeeg seet mën nga choisir aveuglément koo indi dina la wax yëg-yëg de manière personnelle boo xam ne moom la ko sëriñ bi toppee te loolu dafa bokk ci jagle-jagleem ci wàllu xam-xam tribune savoir am lii moom moo ci jiitu comme exemple d'abord ñun ñëpp ñoo ko gisandoo association la mais du choix mënoo ne vitrine de valeur la wala tribune de savoir la mënul nekk ñaar yëpp ñoom ñooy dem association des deux la lii da ci doy exemple parce que jotaay bi tonton Serigne bu ñu doon wax thèmes yi ñu fi abordé amul domaine amul discipline boo xamante ni àdduna bi mu ngi koy gëstu tey te débattruñ ko fii te pourtant kër la woon ku ko séddee pour jotaay yu mel ni loolu doy na exemple ci xam-xam bi nga xamante ni du moom parce que buñ nee jàng bul déglu moom kese li nga xam ne moom lay joxe mais ñi mu yar li ñuy joxe domaine différents domaines yi ñu côtoyé kenn ku nekk ak njaboot gi nga xam ne moom la disposé bu ko defee ñi doon participer ci concours bi kenn koo ci jël ak la mu bind ak niveau bi nga xamante ni moom la seen écrit yi toll surtout ci jamono bi nga xam ne dafa bëri ñoo xam ne seen arme yépp moom mooy wax pourquoi ces gens-là sont si bavards parce qu'ils ne jouissent pas encore de ce privilège voilà qui fait qu'un homme transforme ses idées en plusieurs signes qu'on couche sur du papier c'est parce qu'il n'arrive pas encore à écrire et quand on n'écrit pas dans une société moderne on ne réfléchit pas bien et quand on ne réfléchit pas bien la parole qui autrefois était sacrée devient banale moo tax ñu soññu xale yi ci bind dafa jaadu am na ñoo xam ne bu ci bind desoon ñëpp noppi waaw bu ci bind desoon am ñoo xam wax rek la ñu mën moo tax coow li bari bu ci bind desoon ci langue ba mu mënti nekk moo tax yu mel ni doy na comme exemple bu ko defee valeurs yi nag moom nañ ko xool ci kenn ku nekk ci ñun franchement loolu rek lañ doon wax en premier lieu. waaw macha allah moom xaw na piétiner tuuti sax ci question bi nga xamante ne moom la ñu bëggoon a indi ndax comme nu ma ko waxee rek jàpp naa ne thème bi bu ñu ko doon résumé ndax comme ni ñu ko waxee rek kenn ku nekk ci ñun bi ngay dugg daayira lu ñu la njëkk a wax moom mooy Serigne Moustapha mën na pardonner lépp sauf ñaar muy ñàkk jàng ak ñàkk yar te jàpp naa ne nag kenn ku nekk li ngay jàngale c'est parce que dafa nekk ci yow kenn mënul transmettre loo xamante ne nekkul ci yow donc li nekk ci yow moom ngay transmettre kon jàpp naa ne Serigne Moustapha loolu mu ñu bañ a baal def ko sonnee moo tax tey mu am ci résultat ndax wax na ko sànq cérémonie de remise de trophée la ñu waxoon te pourtant cérémonie de remise de trophée bi li muy gàtt-gàtt def nañ ci benn temps bu gàtt pour ñu am li nga xamante ne moom la ñuy bàyyee xel day wane ne daara ji boo fi ñëwee
boo fi tariwul di nga fi nafar wala nga jëlee fi kon lii exemple la ci savoir yi nga xamante ne sëriñ bi joxe na ko kon xam naa rek damay rebondir rek ci question ci idée boobu ma indi pour poser waale Moustapha surtout par rapport ak parce que connaissance moom kenn lay laam-laamee woo ko comme ni ma ko waxee mais dama bëggoon nga wax ma par exemple ci tribune yum ñu indil yëpp dellu si wàllu utum xam-xam ban moo la ci gën a marqué parce que gis nañ fi université du Ramadan gis nañ fi conférence yu muy def te jàpp naa ne ci njeexitalu jàngale yu muy def plume du maître bi bokk na ci yar na njabootam ba njabootam yi taxaw mën a bind ñar na njabootam yi ba njabootam yi taxaw mën ko défendre que ce soit langue bu mu mënti doon nag léegi nag ñu bëggoon xam yow lan moo la ci gën a marqué ci côté boobu. Oh, donc c'est un peu large comme question mais bu ñu doon jël domaine par domaine dafay xaw a metti parce que dimension Serigne Moustapha amul lu muy jàngale loo xamante ne du la marqué amul saarit lépp la ñuy an bu ñu doon làkk olof waaw dafa am ko mos a laaj kilifa ne ko ñaanal ma bañ a génn ci tarixa bi mu ni ko ma tontu la ma Seydi El Hadj Malick tontu woon mu ni ko lum na tontu woon mu ni ko def ko ni tarixa bi amul saarit saarit mooy lu ñuy andi ko tuuri lépp la ñuy lekk sëñ Moussa li muy jàngale tout est consommable ba pare dafa constant c'est-à-dire du andi dara ëllëg nga xool ko daal ni li mu waxoon fii ak li mu waxoon fële am na différence loolu bokk na si li nga xamante ne en tout cas dinaa si cogiter mais en y pensant je me dis que c'est quand même normal pourquoi ndax fi mu jaar ba loolu mën nekk moo tax au-delà du fait que ñu defal ko réservation il incarne un leadership incontestable et il a affolé toutes les statistiques en matière de savoir parce que dafa doon aussi ñoo xamante ni ils sont passés par là ma cité Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si boppam chamboulement bi ko dal ba ñépp yéemu si xam-xamam chamboulement bi ko dal ba fi nit ñi waroon commencer moom fa la mujjee fi nit ñi waroon mujjee foofu la commencer moo dal Serigne Moustapha dufitu fi ibtidaai l amri ila alxadarati rabbani munzu ana yaafiun wa ana ayru mashghulin bi qawaidi nnaas dañ ma bëmëx mu ni waa dañ ma bëmëx ñaata yoon mu ni benn yoon dafatan wahidatan bañ ma bëmëxee nag fa saarat awali axiri wa axiri awali wa zahiri batini wa batini zahiri wa baadi kulli wa kulli juz'i fa sirtu ana huwa min xaysu ana la min xaysu huwa waaw mu ni nag lam ca teg mooma daane law su'iltu an alfi masalatin min ahami masaili la ajabtu anha bi jawabin wahidin buñ ma posé woon 1000 questions au même moment ma répondre joxe benn réponse bi tontu 1000 questions yi kooku dafa làmb jamono yépp tal mooy li dal Serigne Moustapha leadership bi moo la koy wone lan moo tax est-ce que ñun dañu forcer pour ñu sopp ko mais li anglais di wax who think you can lead every single people while you don't have followers you just taking a work a followers wala a leader without followers is just working c'est-à-dire ki nga xam ne dafay dem te kenn topp ko te forcé wul ñi koy topp mu tourné gisul kenn ku koy topp c'est parce que daf leen di forcer wala boog dafa nekk koo xamante ne dafay marche tout seul Serigne Moustapha ne marche pas tout seul professeur wax na ko léegi nee na lii nii doy na ci exemple yaakaar voir aussi li Seydi El Hadj Malick waxoon ma daanele foofu biñ koy laaj di yéemu ci xam-xam beeg yu kenn xamul mu ni leen teel na ñu ni ko lu tax mu ni xaar leen ba sama yu ndaw yi mag kon nag Serigne Moustapha tamit keroog capitaine wax na ni mooy sunu baay ñun ñëpp waaw te gars yi màgg nañ moo tax nga gis fu ñu taxaw rek ñu respecté leen waaw donc vraiment loolu lañu ci doon sànni comme kàddu. macha allah oustaz am na solo mën naa résumer rek
ci li nga xamante ne moom lu fi indi ci ñaari point mu indi ci constance am man gisuma nit bu gën a constant Serigne Moustapha gisuma nit bu gën a endurant Serigne Moustapha te comme ni ko Serigne Oustaz Samba di waxee rek nee na Serigne Moustapha dafa nekk koo xamante ne lépp lu mu mës a digle moom moo ca jiitu xam nga kuy jàngale par l'exemple moom maam Cheikh moo waxoon ne xale yi en général seeni moroomu xale ñoo leen di jàngal mais Serigne Moustapha saa yu ñu jàngalee dara dafa fekk mu jiitu si kon loolu dafa nekk lu am importance leadership am bi mu wax aussi lu am importance la parce que n'importe qui n'est pas leader Serigne Moustapha c'est un leader incontesté dafa nekk koo xamante ne il est la seule personne boo xamante ne mun na tenir auditoire nombre de temps bu mu bëgg te kenn du yëngu kenn du bouger loolu yàlla rek moo ko may ma doon waxtaan ak benn mbokk mu ne ma Serigne Moustapha yàlla daf ko defal benn chance mu ne moom dafa boole 3 générations boole leen ci li nga xamante ne moom mooy ëttam mais ñi nekkoon ak Serigne Babacar Sy ñi ngi ci daara ji mën nañ joxe exemple suñu baay Katim Touré yal na yàlla leeral bàmmeelam te xaare ko aljana incha allah kooku ci jamonoy Serigne Babacar ba léegi mi ngi cheminé jamonoy Serigne Cheikh mi ngi cheminé ba jamonoy Serigne Moustapha waaw tonton Serigne Ndiaye mi ngi wax sama papa waaw ñoom ñi yaroo kër Serigne Babacar ñoom miin nañ ko ñoom it ñoo ngi nekk ay mag ñu nekk ñoo xamante ne ba léegi Serigne Moustapha xëy na ci âge lañ ko mën a wax ñoom Serigne Moustapha moo leen mag ci âge mais ñu ngi nàmp ci leeru Serigne Moustapha te ñun ñu ngi nekk ay xale nekk ay ndaw nekk di nàmp ci leeru Serigne Moustapha te ñu gën a féete ndaw tamit dañuy wax sa 3 générations mais war nañ mat 4 générations te ñëpp ñu ngi ci ëtt Serigne Moustapha si te kenn ku ci nekk comme ni ma ko waxee rek foo dem àddu ñu bàyyi la xel par yenn saa yi da ngay nekk fenn ñu bàyyi la xel yow ci sa bopp da ngay xam ne du sa xam-xam du sa daraja mais lii mayu kilifa la kon loolu dafay wone yar bi nga xamante ne moom la def si ñun xam naa damay rebondir rek ci idée boobu pour ñëw ci oustaz ndax comme ni ma ko waxee sànq rek Serigne Moustapha layal xam-xamam yomb na mais bëggoon naa xam sëñ Abdoulaye Serigne Moustapha yan jikko ñoo la gën a marqué ci moom yan jikko ñoo la gën a marqué ci moom. waaw ginnaaw li sama xarit sama mbokk Moustapha indi ci lu jëm ci wàllu xam-xam bi xam nga ñëpp xam-xam bi lañ ko miinee ñëpp xam-xam lañ ko miinee te xam-xam bi tamit dayoom dafa ëpp xam nga da ngeen ñu laajoon buñ ko doon wutal qualificatif nan lañ koy qualifier arab dañuy wax abqari dañuy wax ahwadi maanaam qualificatif boo ko mënti jox superlatif lay nekk parce que dañu ne nit ki balaa ngay mën a apprécier xam-xamam au moins da ngay nekk ci niveau mais bu fekkee da nga ko sori torop mënoo apprécier parce que bu juumee mënoo koo xam bu fekkee da ngeen nekk ci même environnement boo leen évoluer mën nga bañ a mën a apprécier aussi niveau mais bu fekkee ñi nekk à l'international nga xam ne gànnaar ñoom la ñu baaxoo xam-xam Sénégal ñi fi jàngi woon ñëpp ci mag ñu njëkk ñi fa lañ jàngee ñoom ñoo ko tuddee mursidul ulama waa Shinqiti ñoom ñoo ko tuddee loolu dafay témoigner maanaam dimension intellectuelle am fi mu toll te li ma ci gën a yéem man moom mooy ni muy naviguer ci ay alquran après dama dem ba ne loolu jomm ko parce que Seydi Hadj Malick moom moo demoon ba ne kutubu tafasir yi doyatu ko faaw mu firil boppam alquran Seydi Hadj Malick loolu wax mu firil boppam alquran te moom moo ñu wax ci université Ramadan yi mujj ca bayal ba mu ne ma zalatil ayat alquraniya tatakarrar wal ahadis annabawiya tatawaarat mu ne aay yi ñu ngi wàcc ba léegi ay alquran yi ñu ngi wàcc ba léegi mu waxaat plus tard ne aay yi dañoo am ay yére dañuy solo di simmeeku moo tax bu la jàngalee aaya tey da koy dugal ci contexte bi looloo koy permettre mu lay jox te approche pédagogique yi ci gën moom mooy ki nga xam ne da lay jàngal di la jox ay exemple yu la jege moom noonu lay def ak ñun ci alquran bi aaya yoo xamante ni am na benn mbokk boo xam ne moom dafa am habitude bu sëriñ génnee firi benn aaya danaan ndeke nekkoon na ci téere bi parce que tellement
approche pédagogique bi muy indi dala koy jégal par des exemples très proches moo lay permettre nga comprendre ko. loolu aussi je pense bien que ku honnête ci jamono bii di nga ko xam que ne moom kese moom moo fiy waxee alxuraan ci cadre boobu. bu ko defee loolu moom ñoo tey fanatique moom la maam Cheikh wax sànq bu fekkee loolu la ñuy xasee de fanatique ñoo tey nekk ay fanatique parce que foofu bi ci gën a marquant mooy li ñuy tuddee al xuruf al muqattaa ci alquran dafa am saar yoo xamante ni sunu borom danaan alif lam mim ra ha mim ayn sin qaaf kaaf ha ya ayn sad yooyu yëpp kutubu tafasir yëpp boo leen jëlee dañ naan allahu aalam bi muraadihi bihi loolu lañ lay wax dañ naan sunu borom moo xam li mu ci namm moom nag moo ñu koy firil kon bu fekkee moom moo ñu koy firil cela veut dire que ni kutubu tafasir yi ngay jàng ñoom mu ngi seen kaw parce que ñoom xamuñu li ci sunu borom wundu te moom mu ngi ñu koy firil chaque jour. bu fekkoon nag ci ay qualité am yi ñu exposé ci vitrine bi nga xam ne yëpp mënu cee ñëw man bi ma ci gën a marqué moom mooy constance am capitaine Gaganti ñu mu ne permanence la du constance moom moo nañu woon musuma ronu beneen tànt bu dul tànt Moustarchidine man ci anniversaire bi dama ne ko tu n'as pas d'ennemis de par ta personne et ta personnalité. Il n'y a que les ennemis du bien qui s'acharnent sur vous. loolu doy na ci jikko maanaam amul kenn fi Sénégal loo ko bañ nga mën a indi loo xamante ni lu tangible la nga reproché ko ci lu jëm ci wàllu personnalité doomu aadama amul. kuy sos nag mën nga sos la neex sos moom yomb na mais nga indi loo xamante ni vérifiable et vérifié mënul nekk. kon donc loolu doy na ci qualité bu ñuy tuddal nit moo tax kaanu atayiba mi dara Mor Saasum bi muy tagg Sëriñ Babacar loola ko wax da ko ne say maam seen colka laab na moom yëppam laab na kaanu atayiba mi dara moom Sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy moom léppam dafa laab maanaam lambaayam dafa set wecc amul kenn ku ko léegi nag loolu moom moo nekk ci sommet qualité yi loolu moom moo nekk ci sommet qualité yi. ndax comme ni ñu ko waxee rek damay fàttaliku benn conférence bu mu defoon je ne me rappelle plus c'était en quelle année ñu toog benn mag taxaw ne ma ni neexul ba neexul mais alxuraan ñi dégg ñoo ko war a wàccee mu ne mu ngi mel ni alxuraan moo wàccaat beesaat tàq nii mu ne ma Serigne Moustapha dafa nekk koo xamante ne ku mu mënti doon nga bëgg ko nga bañ ko xam-xamam forcé la nga wax ne kii ku am xam-xam la waaye tamit ñu ñëwaat ci rek moom daa sonnee xam-xamam de bay nit ñi di tëdd di nelaw moom dafa jógoon fajar teel di sonne am xam-xamam boobu ma bëggoon xam oustaz yow it yan jikko ñoo la gën a marqué ci Serigne Moustapha Sy yan jikko ñoo la gën a marqué parce que tamit baax na ñu naan am na xam-xam et tout ça mais nañ xool ci jikko yi ñun en tant que Moustarchid wala Moustarchida ban jikko la ñu jël ci Serigne Moustapha Sy ba tax fépp fu ñu nekk ñu naw ñu ban jikko la ban wala boog yan moo la ci gën a marqué nga jël ko ci moom. waaw day revenir si presque si question tout à l'heure en fait dañu teg vitrine de valeur teg à côté tribune de savoir exquis. En réalité il peut pas y avoir de tribune. Voilà, quelque chose à désirer mais ñiy toog parce que dans une autre vie je suis chef cuisinier donc gâteau ñun bu ñu ko defaree ba noppi c'est-à-dire tu te mets là nga jël cette distance xool gâteau bi ba noppi souvent man bu ma forme bi neexul ak décoration bi du ma ko lekk et quand c'est très beau je mange pas aussi. Bah, c'est ça. Elle dit que quand c'est bon ça donne envie de manger mais xam naa ni ñi nga xam ne li ma daal moo leen daal daañu comprendre yenn saa yi nag gis ku togg lu ndakari di bañ a lekk lu foog di pour forcer nit ñi di dafa neex fekk neexul mais Serigne Moustapha lu mu togg rek neex na. Alors je disais que ni donc cette tribune cette vitrine de valeur d'efface cette tribune de savoir exquis, je disais qu'en réalité,
il n'y a pas de tribune de savoir exquis sans qu'au préalable mu wóor ni am na cette vitrine de valeur. al ilm bila adabin ka jismin bila ruux. xam-xam boo xamante ni ay valeur ay teggin laytaayu ko mook jëmm ju amul ruux ñoo yam, moo kër bu amul jigéen tamit ñoo yam. te maamam Sidi Hajj Malik daf ko wax, nee na toog naa juróom-ñaari at di jàng alquran ak li koy yéwénal, teg si ñetti at di jàng teggin le comportement. mu ni waaye bu ma yëgoon jël juróom-ñaari at yi ma doon jàng alquran boole kook ñetti at yi ma doon jàng teggin, boole ko muy fukki at may jàng teggin kese sax te bañ a jàng alquran. parce que sëñ Babacar si sax layal na ko plus tard, parce que nee na xam-xam buntul rek bu ñu la ubbilee nga dugg. parce que nee na nit dina jaamu yàlla ba dugg àjjana, mais dëkk ak yàlla nag par contre teggin ñoo koy maye. kon nga yëg ni teggin yooyu bu fi nekkul, ces comportements là bu fi nekkul, doo neex yàlla ba muy jël ces savoirs exquis di un joyau di la ko jox. mooy liñ koy jënde, parce que yàlla soxlawul xaalis. walillahi xazayinu samawati wal ard. te xaalis boobu jàppewu ko richesse, mais comportement li koy firi mooy maam Cheikh bi muy wax ak turandoom am lu mu bëgg a jëli si moom, bëgg bu fa jugee wax xeetu xam-xam boo xam ne bu pare kenn du ko waxaat, muy xam-xamu badia, mooy xam-xam boo xam ne yaa ko créé. donc bu fi valeurs yi nekkee par tacite existence, les savoirs sont là. moom la anglais di wax de tacit knowledge. am na loo xam ne bu ñëwee rek il faut xam-xam bi gunge ko. moo tax mu ni fa ilayka yabna muhammadin nadani, mu ni chiamun, mu tëb valeurs yi. il a parlé même de vertu, parce que vertu yi bu ñu fu nekkul pour taawu valeurs yi, ils n'ont pas leur raison d'exister, parce que fi mu la yóbbu après du la neex. chiamun tuhaqqiqu jawharal insani, nga yëg ni kon nit werd jawharatul kamal am na lu ko gën, te mooy fexe ba yow sa bopp nga nekk jawhar. te sëñ Moustapha jawhara la, maamam la maam Habib waxoon, di ko xool di xool sëriñ Babacar si ba mu yàgg mu bëgg ko tagg xamul lu ma koy wax, mu ni ko fa yàllaha min durrin yaluuxu ala tibri. yow sëriñ Babacar neexul ba neex, mais or nga ba pare ñu solal la jama, dara dàqul loolu. kon doy na si jikko sëriñ Moustapha am cofeel bu wér si boroomam, parce que jikko la. am na ñoo xam ne fu ñu nekk tey subaa ñu changé, mais am na cofeel bu wér si boroomam, am cofeel bu wér si maamam yeeg ñi mu donn ba ñu wóolu ko, xam ni am na tout en lui sauf de l'hypocrisie. manque d'hypocrisie, c'est une valeur sûre et rare. Serigne Moustapha n'est pas hypocrite du tout. Je le dis pas parce que je suis fanatique, le slameur, mais je le dis parce que c'est la vérité. Li may wax budul nii du nii. Serigne Moustapha n'est pas hypocrite. Gis nga ñàkk hypocrisie boobu moo ko may ba mu am li mu am tey, li conduire ci savoir exquis yooyu. Donc jikko boobu rek doyoon na sëkk. mu dellu si le professeur tudd sànq encore muy constance bi mu wax te maam Cheikh rectifié ne permanence. ndaxte Cheikh borom tarixa bi daf ko résoudre. ñu ne ko boo bëggee mel ni Serigne Moustapha nooy def, mu ni munfaridin billahi haama bi hubbihi fa laysa lahu unsun bi shay'in siwa rabbi. waaw nga am cette constance là, maanaam bul bëgg tey nga bañ, bul wax waaw suba nga ni déedéet, na la cofeel si yàlla rek yitteel. ñu ni ko fooy jaar, mu ni tafarrada fi dunya, mais àdduna d'accord, dëkkal si kër gu rafet, dawalal oto bu rafet, waaye bum la jaral dara, téye ko sa loxo bi, waaye bum la jaral wor kenn. sëñ Moustapha musta wor. lu tax li taati rabbihi, ngir topp sama boroom. yàlla ni gis nga boo ko defee
fa awrasahu ilma alkitaabi bila raybi maa lay donnale de façon très naturelle toutes sortes de connaissances loolu bu amee fa yartaaxu fi rawdil maarifi fi ngay noppaloo du jardin ba mais si pays xam yàlla yi ngay noppaloo wala zaatuha ashka min al akli wa shurbi te loolu moo gën a neex bépp lekk bu ñu la servir wala naan bu ñu la jox boo fa yeggee nag yuqaatibul ahwalu min kulli janibin dootoo jàng ci kaye wa yafhamu anhu bid damir wa bil qalb xaali ñoo lay jàngal léppay wax ak yow léppay wax ak yow à un tel point que boo génnee ni maa ngi gis sama borom bee passé mu jël sëyi aat yi di ko teg nii ak xasanaat yi mais pour kan mooy Serigne Moustapha ba mu xàmmee sëyi aat yi ak xasanaat yi c'est parce que il a ses valeurs moo tax mu xam ko ki nekk primaire mënul juger le prof d'université li professeur wax parce que bu juumee du ko xam la ma waa ji doon wax naan ma man anglais rek laa dégg ma ne ko loo xam si anglais mun ma xawaar yu te mooy noo yendoo mun ko du noonu kon bu yeggee foofu nag étape bi si topp nag mooy utiya alayhil faydu min alamil haybi ñi yàlla yéene Serigne Moustapha yépp yàlla orienté leen vers Serigne Moustapha te seen xol nangu ko mais yàlla yéenewul ñépp Serigne Moustapha ñi mu ko yéene par force dañuy décoder le message seen cœur dafay décoder message bi parce que ñoom aussi njaboot lañ boo xam ne valeurs yi nekk ci moom Serigne Moustapha fexe na ba def ko ci njaboot gi sànq ba léegi ñu ngi wax kenn newul kenn noppil wala sa xoole bu rëy bi kon nag fa tabarakallahu yaakaar naa ni doy na sëkk exemple ngeen baal ñu xaq jërëjëf. dañuy ñëwaat rek ci sunu mbokk sëñ Abdoulaye waaye avant boobu rek dañuy delluwaat ci li nga xamante ne moom la sëñ Moustapha wax mu nekk li nga xamante ne lu am solo la mu nekk lu ñu jël ci moom aussi parce que jàpp naa ne kenn ku nekk ci moustachid wala moustachida man je n'aime pas trop le mot fanatique quand on parle de daïra parce que jàpp naa ne képp ku nekk moustachid wala nga nekk moustachida nous ne sommes pas des moustachides ou moustachida pour les beaux yeux de Serigne Moustapha non Serigne Moustapha kenn ku nekk ci ñun am na lu ñu sopp ci moom ci jikkoom am na lu ñu sopp ci moom ci valeur am na lu ñu sopp ci moom ci loo xamante ne kenn ku nekk da ngay toog sa ruq nga ne kii kat su dul woon sang bii xëy na man instant bii maa ngi ci leneen kon mënuma tudd fanatique pour man ñi fanatique mooy ñi nga xamante ne en fait ils n'ont rien dans leur tête en fait pour man loolu laa jàpp mais jàpp naa ne moustachid yëpp ay boroomi xel lañ te ñi fi ñëw ñëpp kenn ku ci nekk da nga am looy jël fii ci Serigne Moustapha nga koy dundee mu defar sa àdduna moo tax du ma bëgg trop ñuy wax waxu fanatique bon sama slameur bi voilà sinon aussi beneen bi merci alors de la merci beaucoup alors damay ñëwaat rek ci sëñ Abdoulaye mu waxaat ma moom it yan jikko la mën a jukkiwaat ci sang bi parce que ñu ngi ñuy wax comme quoi que ne temps bi li ci des bariwul ñu defaat benn tour rek ñu wax yan jikko la mën a jukkiwaat ci sang bi loo xamante ne war nañ ko mën a jëriñoo war ko gën a bàyyi suñu xel suñu bopp parce que comme ni ñu wax rek moom mooy suñu vitrine Serigne Moustapha mooy sunu vitrine ci moom la ñuy xool ci moom la ñuy root yan jikko yeneen yoo jàpp yoo xamante ne mën nga ko génneewaat ñu gën ci jëriñoo parce que comme ni ñu koy waxee rek fa zakkir fa inna zikratan fawul mu'minin kon ñun ñëpp fàttalente def ciy baax ñun kenn su nekk ci ñun rek boo waxee xëy na jikko am na koo xamante ne dina ne ah jikko bii kat ndekete Serigne Moustapha am na ko te xamuma ko woon wala boog fàtte woon naa ne am na bii ma fàttali ko xool tamit nan laa koy forger ci sama bopp fu ma nekk rek ma xool nu ma koy jëfandikoo. D'abord sax ma revenir ci fanatisme bi parce que bu fekkee vision externe moom moo la qualifié loolu bul ko bañ parce que maam Cheikh moo ne woon bu ñu la qualifié dara bul ko bañ bul attardé wu ñun préjugé yooyu moo ñu sonal ci sunu penc kon nu taxe d'être des fanatiques après ñun xam nañ ñan lañ loolu vision externe la yooyu bu ñu ko ragal lu ñu bëgg nañ ñu wax mais ñun xam nañ ñan lañ
moo tax maam Cheikh mu ne bul nekk di morfondre bu ñu la joxee benn qualificatif di la caricaturer bul nekk foofu di jooy mu ne demal nga làqatu nga génn qualifier leen de 100 autres qualificatifs yoo xamante ni ñoom dinañ ko bañ. bu ko defee ñun xam nañ ñan lañu gënuñu ñoo jàng gënuñu ñoo xam dëkk bi moo tax luñ ñu jox garaawul nañ ko jël waaye nga baal ma ma apprécier d'abord communication Moustapha macha allah ma rebondir un peu ci point yi mu doon soulever di tudd ay abiyat yoo xam ne mag ñi ñoom ñoo ko wax. xam nga loolu sunu borom moom dafa wax ne te lu ma partagé la ak moom jàpp na ne balaa xam-xam bi di fi nekk vitrine de valeur bi dañ koy remplir mu ne au-delà des valeurs sax dañu war a tudd vertu nga xam ne moom mooy ndeyu valeurs yi ñoo leen cëslaayal sunu borom dafay wax ne wattaqullah wa yuallimukumullah loolu la wax ba pare mu waxaat ne yuutil xikmata man yasha xam nga xam-xam yépp xikma moom moo ci dàq fële mu ne wattaqullah wa yuallimukumullah sunu borom dafa ne ragal leen ma jàngal leen loolu la wax de ragal bi à travers ton comportement à travers des vertus à travers des valeurs boobaa la lay soog a illuminer jox la xam-xam bi nga xamante ni c'est en dehors des livres lañ koy jàngeel laysa fil kutub wal xaratis ilm innama al ilm fi suduri rijal waaye man li ma gën a neex ci jikko Serigne Moustapha yi aydahullah wa nasarahu wa raa moom mooy franc parler te da nga ko tudd léegi frôlé nga ko ci bi nga tuddee hypocrisie xam nga dëkk bi tamit ñi xam ne li fi nekk te jaaduwul du ñu jeex ñi nekk ci dëkk bi xam ne li ñu fiy def te jaaduwul du ñu jeex mais kan moo koy tudd kenn tudd ko moom nag ki nga xam ne asamaan a koy waxloo bu ko waxloowee day wax parfois nga dégg ci ñiy coow ci réseaux sociaux yeeg mbedd yi naan lan moo tax li mu wax mu dem ba gàmm guddi yonent bi soog ko faa wax parce que foofu lañ ko waxloowee kiy sóoraale ku ko jox juróomi dërëm wala ñaar dërëm war a ay maletu xaalis mooy trier di xool lan laa war a wax luy mettre à l'aise ñi ma nekkal wala déet franc parler bi bu fekkoon indiwaat nañ ko ci biir daara ji parce que souvent nga gis ko ci biir daara ji ñu toog ci rencontre joxe proposition am ñu ne d'accord nañ alors qu'en réalité d'accorduñ qu'on le dise nañ ko wax bi ci des moom mooy courage patience ak persévérance moom moo tax bi mu ne mu tuddee ko athlète la franchement parce que ñaata at lu ne ñu ngi koy jéem ñaata at lu ne ñu ngi koy def ñu baal ma tudd benn mbokk sama benn mbokk dama yóbbante sax ci Habib la ma yóbbante jotuma ko wax ba léegi ci jéem-jéem yi ñoom fa ñu dëkk ñoom ñu ngi dëkk Kounoune mais ña fa nekk ak jéem-jéem yi ak li ñuy tudd ci mbir yi nga xamante ni tentation la yu ñuy def pour gàllankoor ko ñaata at boobu ba léegi pour atteindre ko ñu ngi koy def jàmbatu ko kenn moo tax kaana mun faridan tudd nga ko léegi même moom bu nekkee ci solitude am sunu borom moom moo ko fay wettali loolu lan moo ko may mooy athlète bi mu nekk ci di persévérer ci li nga xamante ni moom mooy dëgg bi di persévérer ci li nga xamante ni moom mooy yar njabootam dama koy wax ay mbokk semaine bi ma ne leen akas néew lim fi am ci ay njaboot di kerkeraan di kar di leen jéem a yar bu ñu réussiree noppiloo ko mooy Sénégal sànku na doo ko wax pour tagg sa bopp mais c'est un constat boo xam da nga koy def avec une analyse froide de manière très objective nga xool xam ne moom li muy wax noonu muy déranger nga xam ne dinañ ci def ay weer moo lay xamal ne décision yi ñuy jël ci réew mi ñu ngi ko ci sóoraale bu fi desul woon rek kan moo waxaat kenn waxul franchement nag kenn waxul donc franc parler pour dénoncer loo xamante ni nii jaaduwul sunu borom moo ko jàngal yonent bi ñuy jàng seen alquran maam Cheikh moo ñu ko jàngal Serigne Babacar Seydina Aboubacar di jàng alquran mu ne ko bul ko jàngee ni ko Seydina Aboubacar di jàngee Seydina Omar di jàng alquran mu ne kilifa da ngay ñeme sa entourage non seulement da ngay ñeme sa entourage mais da ngay ñeme environnement bi ngay dund ña fa nekk parce que décision yi majeures yi ci réew mi ñi koy jël daanaka valeurs yi soxalu leen vertu yi soxalu leen qualité yi soxalu leen donc maintenant bu fekkee dañuy jël ay décisions qui vont à l'encontre de ce que tu veux inculquer à ton auditoire dafay jaaru nga koy dénoncer léegi nag fan la koy dénoncer est-ce que ci
coulisses yi la koy dénoncer moom ay audience am public la kon ci public bi la koy waxee léegi maintenant nag ku mu déranger yow nga dem fële dañ ciy sant yàlla courage bi mu am ba heure bu génnee dina ko wax yooyu daal bu ko njaboot gi jàngoon ci moom ñu bàyyi maslaa bi ku ñu dëkkal bu fekkee yaa ngi fay def naka sudul noonu bu ñu sekkee ak yow ñu wax la ko te duñ la offensé ci dara dañ lay wax rek dëgg dama koy wax ay sang ñu baal ma ci dama koy wax ay sang ay terme la dama wax sang bi ma ne ko bu ñu la nee fenkat nga te mu wóor la ne au fond de toi yow fenkat nga warulaa metti c'est-à-dire yaa ngi doon nëbb loo xam ne keneen gis na ko bu la ko waxee au fond de toi warulaa metti kooku xasu la dangaa nëbb lu mu gis léegi sa effort moom mooy fexeel ba jikko boobu bu mu nekk ci yow fexeel ba dindi ko balil insaana ala nafsihi basira moo tax kenn ku nekk sa introspection xam nga yow yaay kan xam nga say défaut xam nga say qualité maintenant travail bi ngay def de manière personnelle nga xam ne moom moo taxoon Colisée bi di judd ñu baal ma un peu entre parenthèses dañuy wax di yéemu ci xam-xamam fan la jógee mais man ci capitaine laa comprendre lan moo tax seen xam-xam toll noonu mu ne nit am na fu muy toll cellule bu nekkam dafay nekk unité de traitement déggoo leen li may wax de mu ne am na ñoo xam ne fu ñuy toll ci seen dund non seulement du problème mu cerveau du problème mu ruux mais seen matière physique dimension physique de l'homme benn cellule bu nekk ci doomu aadama dafay nekk unité de traitement ci information yi daw y a des milliards d'informations qui nous passent à la seconde yow bu fekkee sa xel rek nga yaakaar pour traiter ces informations là doo ko mën a nekk mu ne say cellule sax say unité day nekk unité de traitement kooku bu waxee dafay wër jamono kooku bu waxee dafay day làmboog contexte yëpp bu ko defee pour ñu bañ a guddal ñu yemandi foofu. mën nga waxaale sa mot de la fin. bu ko defee damay ndokkeel bu baax a baax di jaajëfal waa Moustarchidine Ma Notre ci initiative yi parce que dund bi yëpp prise d'initiative la ak tegu ci yoon bi rek waaw prise d'initiative la bonne ou mauvaise bu baaxee ñu jooyanti mais am na ñoo xam dañu ragal def prise d'initiative moom moo tax ñu ragal entreprendre prise de risque absolument te risque y a pas risque zéro moo tax il faut loolu ñu koy ñeme ñun ndaw ñi nañuy ñeme di teg mbir yi di ko xalaat ñu koy teg ñu ciy jëm waaw parce que yii moom la ñuy xaaree ndaw yëpp surtout ci biir daara bi waaw parce que am na yoo xam ne jamono bi fa la jëm te am na ay exemple yu ci wane Colisée bi mu ngi ni exemple bu patent la parce que bu ñu delloo woon koor gi avant koor gi léegi ñu ngi doon posé wu est-ce que mën nañu def lu am solo ne Université Ramadan on se posait la question jàppoon nañ ne loolu mënul nekk prise d'initiative moo tax loolu sotti prise d'initiative moo tax li ñu réussir ci Colisée bi ñu réussir ko prise d'initiative moo tax ñi dul njaboot impliqué wu ci mu tenir leen autant que ni mu teniree njaboot gi bu ko defee yooyu moom maa ngi ciy jaajëfal waa Moustarchidine Ma Notre di leen encourager bu baax a baax di wax ne plume bi moom war nañ ko organiser ci dimension yu bari moom bu ko defee bu jaadoon sax ñun ak ñoom gars yi ñu dugal ñu ci làmb ñu bëkkante tuuti après ñu xoolaat ñeneen dina am solo. ay vétéran ngeen da ngeen di bàyyi la jeune génération quoi waaw oustaz nga indiwaale rek sa mot de la fin ak li nga bëgg a joxe comme xalaat aussi par rapport ak jikko yi ba léegi. tax mu may wooy oustaz. yaa ñu waxoon ca Grand Théâtre ne oustaz nga rappeur en même temps xam naa ñu ngi xaar sa prestation. dama ne woon ba fi oustaz nekkul yenn saa yi ma sokk waxtaan. en tout cas ñu ngi xaar sa prestation. en tout cas ñu ngi kontaan lool si vraiment organisation bii nii waa Moustarchidine Ma Notre yal na yàlla fay leen yiw vous avez eu du courage pour que lu mel ni mën a am gannaaw ba mu amee ba noppi ñu perpétuer ko vraiment du lenn lu dul rek fruit yoo xamante ni dafa ñor mu jóge ci kenn Cheikh Seydil Mouhamadul Moustapha kenn du leen gis di yab Serigne Moustapha bu fekkee ni lii la c'est l'essentiel kenn du leen gis di yab Serigne Moustapha te loolu doy na ndam ñun liñ fi toog di wax ñun ñëpp
muy man muy professeur wax na ko bi ñuy commencé koo joxoon micro bi rek mu wax lu ko gën fuuf gën ko tegu yoon xam nga noo koy xamee gars yi da ngay wax si gi dégg gis leen ñuy mattu parce que seen xol yi mu fees bopp yi fees li ñu bëgg a génne xajul si gémmiñ yi parce que ki ñu am moo mel noonu un homme multidimensionnel il n'y a pas besoin d'aller voir très loin xoolal démarche am pendant des années et des années certainement sëñ Moussa def na des milliers ci ay waxtaan ñiy wax ci biti je lance le défi à tout un chacun na génne benn incohérence ci li sëñ Moustapha Moussa wax ba mu ko xamee ba léegi dafa am benn mag bu nekk Mbuur ma dajeek moom ñuy daje ci jàkka ji xaw ma ko wax fi ñu xamante nañu mooy chef de quartier bi mu gis ma rek ci daayira bi ñuy yëngu mun ma Moustapha xam ngeen sa sëriñ ma ni ko déedéet ma comment nit nu muy ñàkk xamee sëriñam man ko xaw ma ko dama koy jàng mun ma mais sa sëriñ la danga ko war a xam ma ne ko wóoruma ndax nangul na ma sama taalibe ba noppi je ne suis pas sûr que mérité naa nekk taalibeem donc maa ngi koy jàng di xool luy xew mun ma kaay ma wax la dara ci moom loo xamul woon ma ne ko lu xew mun ma dañu nekk Tiwaawan ma fa daan vacances yi ci jikko yi lay ñëwa mu ngi tudd Baye Ablaye Gissé xëy na nga xam ko mun ma sëñ Moussa dafa civilisé ma ne ko lu tax mun ma buñ toogaan ba mu jàng ba ñëw mun ma bu ñu lekkee ba noppi mun ma moom ñépp lay lekkandoo il mange pas seul boobu loolu jikkoowul mun ma bu ñu paree mu jox ma ne ma demal nga jàpp nga yeesal njàpp nga ñëw nee na bu ma yeesalee njàpp ñëw daf may jox serviette mun ma serviette bu propre ne ma fompul keroog laa jàpp ni boo jàppee ba pare da nga war fomp kon xëy na pour bañ a tooyal sijaada bi nee na mu fomp ba noppi nee na ñu julli mun ma ngoon jot ñuy dem stade nee na ñuy dem stade ñu romb benn kër mu ne ma am na ku dëkk ci environ yi ko xam ne daf ma bind lettre di ma wax waxu caaxaan te jigéen la mu ne ko gisee imaginel ma répondre ko ci caaxaan yooyu ëllëg ma taxawal loo xamante ni l'islam lay taxawee ku jigéen kooku génn donc en fait sëñ Moustapha sauvé wul boppam ñun ñépp la sauvé bañ sañ ko tiitaroo te kenn duñu wax noppil bala ñu leen noppiloo yow njaboot bi kay lañ naan góorgóorlul ba mel ni kii waaye moom déedéet bu ñu amoon luñ ko reyee ma ni dee na yàgg na te sunu papa bii toog beneen exemple la si dama mus a retrousser samay manches temps yooyu la fi affaire Obama yooyu xewoon ñu def ay discours anglais rek te duñu arrêté ma génn retrousser sama manche yi di dox ci mbedd bi dajeek papa Serigne Ndiaye muy wax ak man ne ma Moustapha mais li muy wax Moustapha yëpp di wax mu ngi wàcce sama chemise bi wàcce na ko ba boutonné waat ko ba defar bouton bi ci kaw mu yëg ni dafa ne ma il faut être correct. salaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah macha allah macha allah moom da doon bañ ñu wax ko oustaz waaye feeñ na de moom daal macha allah ni ma ko waxee woon ca njëlbeen ba rek Serigne Moustapha moom géej la waaw mënuñu ko jeexal dañuy xool rek ne géej moom hormis nga jege géej bi brise bi di la dugg wala nga dugg ci biir nga am péex ñu ne déetawaay nga xool ne am na jën nga ne déetawaay am na xor moom chaque jour daal ak li nga xamante ne rek moom nga ciy jël waaye mënuñu ko jeexal xam naa di jaajëfal mbokk yi bu baax waxtaan bi am na solo
waaye xam na man rek dama bëggoon indi ñeent ci jikko yi nga xamante ne jikko Serigne Moustapha la ñu nekk ay jikko yu ma naw yu ma sopp yu ma bëgg. bi si jëkk dafay dellu si wàllu mën a muñam Serigne Moustapha si ñëpp xam nañ ne ku ko gën a mën a muñ amul. tentation yaa ngi fi tooñ yaa ngi fi tooññar bi yaa ngi fi moom mu ngi ci ruqam ànd ak silence am kon loolu exemple la si ñun pour ñuy muñ surtout ñun jigéen ñi exemple la si ñun ñu bàyyi xel bu baax aspect muñ boobu. beneen bi tamit mu nekk bi nga xamante ne daf ma ñor mu nekk ana fu ma ko bind sax ku fonk principe la ndax yaa ngi ko wax sànq ci sa njëlbeen yaa ngi wax ne Serigne Moustapha ban jour la ñu mës a wax dara rek te jiituwu ci walla defu ko pourtant ñu ngi ci dëkk bi nga xamante ne corruption daf fi yomb ñu nekk ci dëkk boo xamante ne nit ñi piège bu nekk dañ la koy tegal pour nga wàcc mais il a toujours été constant kenn mënu ko wax ne kii kat moom moo demoon fee am lenn lu mu fay dil walla lenn lu mu fay def lépp lu mu mës a wax walla mu mës ko def rek dafay nekk loo xamante ne ci yoon la tegu kon yooyu mu nekk yu am importance. beneen bi tamit mooy am fitam dama mës a déglu ci waxtaanam mu ne muy wax ci wàllu protéger Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu wax ne Jibril sax su taxawoon ma affronté ko te ni ñu xamee Serigne Moustapha Sy loolu su taxawoon daf ñuy wóor ne moom daf koy affronté kon ku am fit la. beneen bi may jeexalee mu dellu ci wàllu wóolu yàllaam parce que jàpp naa ne muy muñ bi muy am principe bi muy am fit bi yëpp day dellu ci wàllu xol bu sell ak xol bu rafet ndax kuy xool nit en général boo koy juger dañ naan juger ko nga xool xolam ni xolam mel rek moom noonu la mel kon sëñ Moustapha yooyu yëpp làmboo na ko ci ay vertu yooyu yëpp làmboo na ko ci ay jikko yoo xamante ne ñun ñëpp mën nañ ko jël ñu def ko sunu routine parce que bu ñu ko defee suñu routine rek foog naa ne duñu wàcc li ñuy wax ambassadeur Serigne Moustapha fépp fu ñu mënti nekk jikko yooyu yëpp suñ ko peegee dinañ ko mat ambassadeur te dinañ ko mat njaboot. xam naa di jaajëfalaat bu baax waa Moustarchidine ma notre xam naa maa ngi waxtaan sànq ak Yokenza ma ne ko maa ngi fàttaliku première édition bi ñuy def cérémonie de clôture bi ci biir salle la ñu toogoon ñun ñëpp ay quelques personnes noo fa nekkoon matuñu woon sax une vingtaine de personnes mais comme nañ ko waxee rek bii moom vraiment c'est à hauteur du maître te ñu ngi ñaan yàlla mu gën a jëm kanam di ñaan yàlla vraiment yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla defal ndam tamit kilifa bi zahiran wa baatinan xam naa di defal mention spéciale sunu panélistes yi vraiment vous étiez à la hauteur ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu